salaamaaleykum internet enquête 221.com ñu ngi leen nuyu ñëwaat fii tey ci seen émission enquête sur ñuy topp lépp lu soxal wàllu actualité tey fan yëpp yéen a ngi dégg coow loolu nga xam ni moom moo dox ci diggante t-shirt bi nga xam ni moom la Wally Seck soloon ba mu am ñoo xamante ne àddu nañ si ba mu am aussi tamit ay médiation yuñ ci dox ak lépp lu ci aju ñu ñëw tey seet si Imam Kanté moom mi nga xamante ne dafa ñaawlu phénomène boobu noonu dégg nañu coow li ci am wante balaa dara Imam dañ lay bàyyi nga nuyu. waaw soxna Aminata Paye maa ngi lay nuyu di nuyu caméraman bi nga àndal ak liggéey bi nga def di ko rafetlu gis nga maa ngi leen xamee naa la mais xamatuma fan ci Mourchid ñoom tam samay mbokk lañ léeg-léeg ñu invité ma di rafetlu li nga ñëw fii parce que question bi moom yitteel na ma personnellement yitteel réew mi ak àddina bi yëpp parce que c'est un programme mondial de changement de valeur moom la LGBT bëgg a proposé dëkk bu nekk nag dañuy seet culture bi nu mu mel ak lan moo mën a résister ak nu ñu koy contourner kon waxtaan bu am solo la te comme li may wax xam gëm naa ko te xam naa fi ma ko teg damay sawar loolu ku ñëw ma faram-fàccee wax la li ma ci xalaat. voilà Imam bu ñu dellu si waatee ci coow li nga xamante ne moom moo am mooy yow da nga toog gis loo xamante ne mi ngi dugg ci réew mi nekk contre valeur nga daal di koy déplorer kon loolu bu ñu mën nañu jàpp ni du lu aay lan moo waral coow li ci aju yëpp. en tout cas ni nga ma résumé ni nga ko résumé moom ça me rassure il me semble que dégguma sax benn journaliste résumé ko ni nga ko résumé clairement. mooy loolu effectivement dama gis ay anti valeur yu dugg ci réew mi ma taxaw ni li war a fi dugg loolu wax dëgg yàlla bu dee ci Sénégal la ñëpp war nañ ci ànd ak man te je suis sûr que sax ci principe bi ñëpp ànd nañ ci ak man parce que kenn ñemewul wax ne lu fi dugg di yàq dañ ciy ànd mu des nag peut-être nit ñi dañu jàpp ne xëy na tollul foofu wala xëy na ni mu ko waxee du noonu wala dama ko waroon waxee neen loolu mën na nekk mais kon dama gis ne li tax ma jóg bii pa mooy que ni artiste boobu Wally Seck pour man récidiviste laa ko tuddee c'est-à-dire que chaque fois benn nit bu ñu lay tudd dara ci toujours ci dara war nga seetaat sa bopp te gisuma ni mi ngi soppeeku am na benn waay bu mës a laaj benn oustaz naan ko man koñ bi lu fi xew ñu tudd ma lan nga may wax mu ne ko seetaat sa bopp parce que koñ bi ñu bëree fa dëkk lu tax yow rek ñu lay tudd ci loolu kon kii am na artistes yu fi bëri yoo xam ni kenn tudd leen ci mbir mi mais moom du toog 1 mois 2 mois 1 an te deful loo xam ni ci mbiru ñaari tur yooyu soit day niru ne seen comportement lay jël wala seen waxin wala ay message yoo xam ne ak ay symbole bii pa bële pa bi mu defee leen affaire saak bi ñu wax mu ne maa ngi jéggalu ñëw dagg saak bi mu génnaat bu yàggul sol fi yëfu jigéen boo xam ne ñëpp la choqué mu ne maa ngi jéggalu loolu moo tax ma ne waa mais kii maa ngi jéggalu mi ngi bëgg a yomb nag gor dëgg doo jël maa ngi jéggalu téye sa poche fu ñu waxee rek nga ne maa ngi jéggalu kon nag bii pa tamit bi ma gisee affaire t-shirt bi man tam j'ai mon réseau d'information nit ñi ne ma Imam bàyyi xel affaire bi moom ni nga xamee ni day bàyyi xel mode yi ak nu ñuy musique ak yooyu ñun Imam itam noonu la ñuy bàyyi xel luy dox ci àdduna bi ak nu ñu koy jàngatee suñ ma waxee damay dem seeti ci alquran seeti ci hadis seeti ci ulama yi borom xam-xam yi lu ñu wax daal di ne lii lu ñaaw la parce que symbole la boo xam ni moom mënu koo réeree parce que kuy tukki la boo demee tey Montréal ci quartier di nga gis drapeau bi di flotter nga dem Londres feneen gis milieu yooyu moom milieu yu muy fréquenté mënul réeree symbole boobu kon su ko utiliser la veille gay Pride nga xam ni mooy seen défilé góor jigéen yooyu àddina bu nekk 1 jour ou 2 jours avant mu jógee Londres ñëw sol ko te wax ne day féete équipe nationale nekk fi mu ne ko fi ñukk sol loolu dégg nga tàllal ay loxoom ma ne kon kii gis naa ne li muy def nii dafay jàppale ñooñu donte woon nag te duma ko mës a wax neew ma ne moom loolu la mais nag dama ne dafay jàppale ñooñu te loolu ñun suñu devoir en tant que imam mooy ñu dénoncer loolu parce que bëgguñ loolu dugg suñu njaboot dugg ci réew mi. voilà Imam bu ñu dellu si waatee ci propos yi nga xamante ne moom nga tenir ci sa sortie da nga wax ne kii dafay nduróo ne dafay jàppale ñooñu est-ce que da nga yëkkati baaraamu tuuma joxoñ ko Wally ne moom kat dafa bokk ci borom ñaari tur yi ba waral tax citation directe bi. merci nga posé ma question bi clairement noonu parce que musuma ko joxoñ baaraamu tuuma ne loolu la li ma jaaxal nag mooy am na ñoo xam ne dañ ko ni loolu nga te ñooñu defu leen citation directe. moo tax foog ñu lijjanti ba seet man lu tax ma weex ci donc noonu Bijou sortie bi mu def lu tax mu tàng jër noonu ci man tudd imam muqaddam ku fi wax nangam te am na yeneen xale yeneen rappeur ak ñeneen ñoo xam ni dañuy wax xale boobu lu gën a ñàng sax ñun lu ñu wax kon nag man musuma ko ni duut baaraam parce que nag xam naa sérieux lu mu ci wax même bu dee góor ak jigéen sérieux condition yu mu posé pour nga ne ñaar ñii dañoo njaaloo presque c'est impossible yéen ñeenti nit ngeen fekk leen te jubbo déggoo leen ko espionné leen nangam kon nag man fan lay dox man milliers yi may fëkkante bokk xale boobu ba may mën a fekk moom ak keneen benn góor donc musuma ko mën a wax loolu te duma ko wax loolu abadan muy moom muy keneen kon nag man tey jii soxna si tey jii man mii tey su ma doon dox sax ba gis góor ak jigéen ñuy njaaloo jaxaran du ma ko wax parce que lu may jëriñ
wax ko pour lan ak lan déedéet su fekkee ñu ma xam la ñoo xam ni bu ñëwee bis ne ma man damaa njaaloo dama leen wax lu ci islam wax mais du ma dem mukk ci nit naan ko gis naa la nga njaaloo kaay ma yedd la wala abadan loolu du xel donc waxuma la muy moom su ma ko waxoon sax ne yow gis naa la nit ñi dinañ laaj ci imam Kanté fan la ko gisee xam fan laa ko war a gisee kon nag loolu amul vraiment amul bopp amul génn donc citation bi amul contenu xëy na tam loolu lañ xam sax ñoom ñu ne xaaral ñu génn ci dañu meroon rek wala mu am ñu nekk ci ginnaaw daal ne occasion la ñu noppiloo imam bi il parle trop lu ñu wax mu dugg ci yoonam newu ci dégg naa benn rappeur sax di ko wax waaye imam yi nañ wax affaire demande sociale nit ñaa ngi xiif di mar ñuy nekk fii di wax mais nit ñaa ngi xiif di mar loolu ñu ngi ciy wax aussi imam yaa ngi ciy wax kon nag dafa mel ne waxu imam ci affaire boobu daf leen commencé gêner pour man dañu jàpp ne imam yi comme nit ñaa ngi leen di déglu bokkul ak benn rappeur bu mer rek wax loolu dañuy jàpp ne xale yi ñooy xuloo rek ñu mel noonu wala jalousie la entre ñoom waa lii daf leen a raw nangam ak nangam bu dee imam la duñu mën a wax ne affaire yooyu la mais musu ma ko ne duut baaraam yow muy moom muy keneen. voilà donc imam ba tey bu ñu dellusee ci mbir mi gis nañ ni bi coow li bëri am na benn association bu ñuy tuddee les imams association des imams et oulémas du Sénégal ñu dem dox jéego kër Thione Seck di dox tànku jàmm pour di baalu àq ci sa tur. association bu mag la bu fi yàgg El Hadj Moustapha Gueye moo ko jiite nga xam ni képp koo xam ni sama génération yi nii jàng nga lu bëri ci moom ma doon def question réponse yooyu ma doon def soxna Margot question boobu nangam faqih bu mag la alim bu mag la. firi alquranam lu yéeme la woon bind naa ay téere yu bëri yenn yi sax traduit nañ ko ci français maa ngi fàttali les pratiques de l'islam kon jàng naa lu bëri ci moom émission yi doon def ak sànq ak yëpp ni kon jox naa ko cëram ak wàccuwaayam ak lépp mais nag dama foog ni association boobu il faut que nit ñi xam ne tamit association la rek am na fi yeneen association kon ba ma déggee imam Diène di wax ne ñu ngi wax ci turu imam Sénégal yëpp loolu tooñ la. ki fii nekk nag ilimaan bii tax association de imam envoyé ñi fi pour ñu ñëw. nee nañ ñaan ñu retiré plainte bi bañ a dem ci yoon ndax ilimaan ak Thione Seck ña ngay dem ci yoon dina loolu day du la leen gënal naam nag am na ñu gën a jege association de imam ci kii ñu koy ñaanal ci saahir waaye amul ku ko gën a jege ci baat yi. parce que wax ci baatu nit dafa lu rëy la de il faut que ñooñu jox la seen baat am na beneen association imam bu fi nekk am na ñaar wala ñett yu fi nekk. kon dafa waroon wax rek ci turu association boo xoolee lettre bi sax di nga gis tampon bi lan la def secrétaire association tel waxul secrétaire des imams du Sénégal kon nag loolu la première chose deuxième chose man j'ai des doutes encore peut-être yéen ngeen def seen recherche j'ai des doutes est-ce que El Hadj Moustapha Gueye bii président bi est-ce que yëg na lii j'ai des doutes parce que moom faqih la xam na lu ñuy defee médiation ci l'islam xam na ko mais ñii li ñu def c'est tout sauf une médiation après xam naa on va y revenir mais kon man je me demande est-ce que Moustapha Gueye yëg na lii ñaareel ba mais soxna si lii du médiation parce que médiation minimum jarul ñuy xóotal di kii minimum ci médiation mooy respecter intégrité morale les deux parties mooy wax ak ñoom ku nekk nga déglu version doog a seet nag léegi ku nekk nga ne ko léegi d'accord lii ak lii ak lii laaj ko li nga koy laaj léegi ne est-ce que su ma defee nii doo ci loru nga dem ci kële loolu mooy médiation mais ba fi may wax ak yow nii tey ñooñu fa dem noonu kenn si ñoom musul wax ak man waxuma la sax téléphone ne ma imam kañ ci waxtaan wala ñu toog kenn si ñoom loolu déjà problème la te pourtant ñoom nee nañ waxtaan nañu ak famille bale ñu ne pendant 3 jours ñu ngi négocier ku ñu doon négocier benn parti bi. démb wala barka démb ba tey ñu ngi ciy dox ndax suñu mbokku imam moo am lu mu wax ba mu andi jafe-jafe ba ñu porter ko plainte. kon nag léegi lii du médiation ñaareel ba non seulement du médiation. mais tamit sax dañ ma ci tooñ parce que imam Diène bi dafa ne imam nit la juum na nag juum bu diis sax faute lourde parce que dafa tuumaal doomu jàmbur waaye ñu ngi jéggalu ci turam. ñu ñaan ko ne imam rek la nit rek la dafa juum nag juum bu metti boo xam ne xëy na ni mu ko waxee andi yaakaarul xëy na dina am lii mais lu dangereux la ndax tuuma boo ko tegee ci nit rek pour mu dindi ko wala mu day jafe te day metti yow ki koy toog nekkatul médiateur ki procureur la parce que établir na délit bi xam nga loolu xam nga Wally fi mu ma woo ni lu tax mu génn ko dafa xam ne suñu demee fële du ko mën établir du mën a wane ni dama ko diffamé léegi nag imam bi ndeysaan dimbali na ko imam bi moom nee na beneen mbokk imamam dafa tooñ doomu jàmbur dafa ñëw di ko baalu sil kon léegi imam bi nekk na procureur ndeysaan léegi na ma génneel texte de loi yëpp ba ñu ba imam bi su ma ko defee citation directe dina am problème parce que léegi moom moo war a prouver ni man maa ñëw tooñ Wally alors que Wally sax mënul prouver ne man tooñ naa ko. imam situation boobu est-ce que du wanee ni
ci biir suñu imam yi fii Sénégal dafa am jiboo diku bu dox ci seen diggante. dëgg la kay dëgg la bon léegi nag xam nga association yu bëri taxul jubóo di am parce que nit ñi mën ngeen bañ a bokk démarche wala bañ a bokk ay relation d'affinité yàgg ànd ak yooyu day tax ngeen gën a jubóo gën a xamante donc wala ngeen bañ a bokk démarche yenn association imam jàpp ne pour ñoom liggéeyu association imam mooy rek fàttali waaraate ak yu mel noonu defar ay agent dem aj màkk ñeneen gis ne dañu war a gën a impliqué wu ci citoyenneté beeg yooyu loolu mën na am ay différence ak tam formation yi mais loolu warul indi noonoo ak ñàkk jubóo kon ci démarche bi war nañ toujours te li koy indi du lenn lu dul joxante cër mandu ak teg ko ci démarche bu yoon léegi imaam yooyu noonu suñu ma joxoon cër dëgg danañ dem di wax ak ñi leen bañ a wax ak man maa ngi fii xoolal point yooyu nga ma fekk fi institut mi ngi fii sama téléphone ñoom am nañ ko kenn si ñoom waxul ak man ba fii ba pare ñu naan que c'est un imam qui est affecté dafa am lu ko metti ñun tam metti nañu déedéet ñoom xamuñ lu ma metti parce que ñëwuñ ci man laaj ma ba pare léegi nee nañ damaa tooñ kon suñu bëggee juboo am du question association yu bëri mais mandute joxante cër ñetteel bi démarche bu normal mooy ne bu fekkee ni médiation dëgg la ñoom ñoo ma gën a xam alquran in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma la alquran wax ñaari kuréel bu ñu jàppantee ngeen dox seen diggante mais dox seen diggante mooy ngeen dem fii fa in baghat ihdaahuma ba aaya bi jeex soo demee nag ba xam ne nag kii nag moom moo amul dëgg ñu yedd ko mu bañ mu ne ngeen satoo ko ba wàññi dooleem comme yorul dëgg mais ñoom fi mu nekk nii satoo nañ ma te dégluwuñ ma jox dëgg ñële te tey ñële def nañ fi ay ñaawteef yu dul jeex du xaaj wax fi yu ñaaw yoo xam ne ñoom ñoo waroon excuser wu Sénégal. waaw mais imam est-ce que situation bi aussi du jur tiitaange ci askan wi nga xamante ne tey mën nañ ne yéen ay représentants suñu borom ci kaw suuf tey bu ñuy yaakaar njub ak tegu si yoon ak dëggu ci yéen lañ koy yaakaaree wante bu ñu gisee situation bi est-ce que du doyadal wàllum imaama ci Sénégal. yedd nga ñu de waaw mais te ba pare yedd bu ànd ak teggin quoi waaw bu dee sama yeneen gars yi ñëw ne waaye imaam yi dañuy fonto yedd bi moom sa yedd bi moom mooy gën a dugg moom kii moom en tout cas je suis le premier nangu ko moom dëgg la parce que c'est vrai dañu war ñun par exemple soo xoolee question bi en particulier ak sax yeneen question bi en particulier bi may wax affaire LGBT bi gisuma bu dul l'islam lu ko fi mën a résister gisuma ko parce que yeneen gars yi dañuy noos rek liggéey am xaalis papa maman oui chérie on va à la plage je reviens ñooñu mënuñu résister ci courant bi parce que ñooñu dañuy bu dee xaalis ak noos ñooñu moom la ñu yor kon fi mu nekk ni imaam yi nga xam ne am nañu baatin ni ko gars yi tuddee sama gars yi ñoom gay ñu baatin am spiritualité nekk ci seen i waqf alquran nekk ci seen i koor nekk seen i jaamu yàlla seen i naafila seen i azkar ak yeneen ñooñu ñoo am dëddu àddina jubluwuma ci dëddu àddina mooy nga ne àddina faale ma ko mais àddina du la jaral yenn yi ndax xam nga lu ko ëpp doole ak li ngay waajal ñooñu ñoo mën a résister courant diine bi mais koo xam ni sa waay nitu àddina kese nga doo leen mës a résister loolu moo tax xale yi leen toppi parce que xale yi léegi gëm nañu ku dul franc-maçon wala borom ñaari tur yi doo am ndomba tànk doo am xaalis mais yooyu mooy yéen xale yi ñu préparé wul defal leen formation religieuse dugal leen ci association islamique yi ñooy xale yooyu ñoo leen di topp ak xale yi amul kilifa nga xam ni seen parents dañ leen bàyyi ak seen bopp nekk ay dayus ni ko yéen sa salaam waxee dayus mooy ko xam ne sa kër lu dugg lu génn sa yoon newu ci kon effectivement am nga yeddaange bi nga def sous forme de question war na tax imam yi ak chefs religieux yi ñu jëlaat seen responsabilité te xam ne effectivement au-delà de même bu fekkee da ngaa mere kii jéppi kii wana wóoluwoo ko nga xool au-delà de sa personne tey réew mi tey la ñu war a protéger dans ses valeurs et que bu ñu fekkee ni ñun on est des dignes héritiers de Cheikhul Khadim lu mu jàngale bu Ndiassane lu mu jàngale Maodo lu mu jàngale ak ñeneen si on est des dignes héritiers nen boobu mi ngi bëgg a toj mi ngi bëgg a rëcc suñu loxo kon loolu la ñu war a gën a xool plutôt que non man Kanté yi keroog di ni ma ko di j'aime pas trop ñuy wax discours am loolu du problème ah mais l'essentiel yàlla na fekk li ngay wax yow muy sa conviction nga gëm ko su ko defee ñu am conviction ñu am sincérité war nañ mën a juboo bokk des questions yoo xam ne dañ ci war a am consensus par exemple question bu mel ni ci islam ijma la que ni lii ñaawteef la yàlla këpp na ci réew yenn façon li mu ci wax dafa raglu war nañ mën a juboo ci li au-delà de bon est-ce que kii sensibilité mooy lii. tey est-ce que yow nan nga jàngatee tout d'abord conférence de presse bi nga xam ne mu ngi amoon biir kër Thione Seck. man kay ba fi may toog di wax ak ni affaire bi daf ma jëlee kaw parce que man maa ngi waxtaan ak samay avocat ñuy préparer suñu bagage ni ko xale yi di waxee léegi di seet ñoom suñu defee lii ñun tam ñu def lii bu ñu waxee lii ñu wax lii pour ñun côté boobu rek la war a jëm donc lii nii noonu la ma bettee donc jékki-jékki ay imam jóg naan association jóg naan dañuy def médiation jóg di wax ci sama tur
te tàgguñu waxuñu ak man ba pare dem ci defi conférence de presse bi ba pare Thione Seck ci boppam wane ni du moom moo sàkku conférence de presse bi. waaw tey nag du man maa woote conférence de presse de. Thione nee na du tey moom moo woote conférence de presse. déedéet. kilifa gii toog. nee na suñu kilifa gii toog. di El Hadj Omar Diène. El Hadj Omar Diène. di imam. di secrétaire général. di secrétaire général. association des imams du Sénégal. imam bu fekkee ñoom sax ñoo bëgg a def conférence de presse ñu def ko seen siège ñoom fa institut islamique mooy seen siège ñu ne ñun imam yi ñoo woote dafa am problème bu am ci réew mi particulièrement imam Kanté ak famille Thione nangam ak nangam ñun loolu la ñuy wax wala c'est-à-dire donner un point de vue sur un problème de société ba pare joxe ci seen demande daal ne dégg nañ coow li léegi ce qu'on va faire moom on va écouter toutes les parties rawatina loolu c'est vrai rawatina ay jullit la imam Kanté jullit la Wali jullit la Thione jullit la kon ñu dem wax leen ci turu l'islam déglu leen yedd leen su ñu defoon conférence de presse bu mel noonu mais day rafet trop ba pare nag ñëw wax ak man wax ak ñële du am problème ba pare ñu defee ko fi ñu ko war a defee kon kenn du leen soupçonné kenn mais yow ngay def conférence de presse ki nga xam ni moom il est une partie du problème nga dem defi ko këram ba pare kooku ne man sax woowuma la daanaka yaa ma saraxu pour ñëw dama lay defal cadeau quoi léegi dinaa baal imam parce que saraxu nga te nangu nga ne tamit moo tooñ sama doom mais lii mooy lan donc lii daf ma jëlee kaw ba fi mu toll nii je me demande est-ce que vraiment ñoom ñi fa demoon ñu ngi nelaw depuis boobu. mais imam boobu ba tey yow aussi est-ce que dox nga benn jéego pour wan leen ni ñoom aussi li ñu def dañ laa tooñ ndax yabaloo leen wante aussi sàkku woo njéggal ci kaw kenn. waaw def naa démarche mooy sama Facebook ak presse bi yëpp démb journaux quotidiens yi am na ci ñu bëri ñu ko génne wane ni ñi yónniwu ma leen waxuñu ak man et que li ñuy def ci conférence presse boobu engagé wu ma ñi defoon seen citation directe man mënuma leen tere ñu defaat lu leen neex ci citation bi di génne nañ ko wala nangam du ma leen woo naa leen bu leen ko bàyyi wala déedéet mais loolu laa def kon àddina bi yëpp xam nañ ne lii seen mbiru bopp la ñoom ñi ko seq foofu famille Thione bi ak imam yeeg ña fa dem seen mbiru bopp la du sama mbir léegi nag loolu leer na léegi nag maa ngi xalaat fi mu nekk nii yeneen démarche dans les jours à venir dese Tanor bi tax na ma am ci kersa xam nga lu mel noonu am nga nekk fi encore di coow ci loolu ñu ne waa kii moom moo tax dese Tanor bi tax ma suspendre d'ici tey ak demain incha allah dans les jours à venir di ngeen dégg ci presse bi lan mooy sama réponse systématique ci affaire bi est-ce que dama leen di gis est-ce que damay wax ak ñoom est-ce que lu may def loolu di ngeen ci xam dara fan yi incha allah. imam tout d'abord tey ñooñu noonu nga xamante ne ñoom ñoo demoon kër Thione Seck muy imam Omar Diène ak imam Thioub ak Mame Makhtar Gueye est-ce que am nga ak ñoom ay relation yoo xamante ne war naa mën a tax ñoom ñu jóg ci sa tur dem jéggalu. lu ma jaaxal la imam Diène boobu xamante nañ particulièrement ñu ngi xamante woon ci commission lunaire bi xam nga doon naa fa dem ba proposé woon ay liggéey yu am solo def ay séminaire pour jéem a trouver solution ba ma demee ba gis ne yëf yi xaw na jafe ma mujj dellu ginnaaw mais léeg-léeg dinaa dem ci bu ñuy observer ci RTS donc xamante nañ foofu am na sama contact et tout. am na ko donc ci loolu lañ xamante mais pas plus que ça donc lu mel ni su amee mais la leen jaral ñu dem di wax ak Thione Seck pendant xaw ma 3 jours dégg nga pendant une semaine ñuy dégg coow li te jaralu leen ñu ne bon xaaral ñu woo imam Kanté seeti ko wala ne ko mu ñëw fi ñu waxtaan man loolu moo ma jaaxal parce que accessible na am nañ sama contact te doon naa dugg si ñoom di liggéey ci l'islam yàquma fa dara de te yaakaaruma ni jàppee nañ ma benn yàqkat wala koo xam ni kenn xamul mbiram cëbb boobu tamit doon naa ko fekk foofu ci commission bi lu rafet lañ mës a séq moo tax seen démarche bi jaaxal na ma Mame Makhtar Gueye la même chose man ak moom partage nañ ay plateau bu yàggul rek du jeex du xaaj lu baax la ñu séq aar li ñu bokk Mame Makhtar bi mu fa bëggee bokk man la woo ne ma yow foo nekk wóolu naa fa est-ce que mën naa ñëw ma jox niveau ma pare ne ko presque daal parce que gars yi dañ ñëwoon nañ seet kuy ñëw noonu la fa duggee kon kooku du ne xaw ma du ne amul sama contact bon dégg naa mu ne moom dafa demoon foofu rek fekk ñu def conférence de presse mais waxuñ ko woon ni loolu la nangul naa ko jusqu'à preuve du contraire mais li ma xam daal mooy ñoom xoolal soxna si même bu dul relation sax vraie médiation ci islam rek da la koy may c'est-à-dire que même bu ma leen xamul woon le fait que ma nekk imam rek j'étais un homme public bu ñu wootee wala ñu wut sama numéro wala ñu waaxu ñëw fii ci mosquée point E taxaw 5 minutes bu ñu fa taxawee xam fan laa nekk wala ku ñuy wax bureau baa nga fa paa yaa ngi fa doyen ñi ko ñi kon nag
ñoom la ñu war a poser question bi seen démarche ban façon démarche la parce que. waaw mais est-ce que tamit nekkul xamante bi ngeen xamante moo tax ñu am sañ-sañ boobu parce que ñoom si seeni kàddu dañu wax ni sañ nañoo dew jóg dox tànku jàmm te duñ la tàggu ndax yow tamit seen njoñ nga. pour man sañuñu ko ci charia parce que charia lu mu santaan itam dafa tëral ni ñu koy defee ah li nga xam ni fardu ayn la ak li fardu kifaay ak yooyu dafa leer ñoom ay fuqaa lañu war nañ xam loolu war nañ xam ne am na loo xam ni mënoo cee wax ci turu nit ki bu la joxul kàddu wala par exemple tey bu ñuy takk sëy nii ku góor ki buy ñëw soit mu ñëw ñaanal boppam soit mu jox kàddoom kenn li ñuy wax bàyyi la ci wolof mu ñaanal ko soxna si la même chose mais kon joxe baat mi ngi ci yaxu fiq ci l'islam ñoom xam nañ ko rawatina nag joxe baat ci loo xam ni tuuma dafa am ça devient encore plus compliqué là fii li ñuy gën a soxla baat parce que comme man maa wax bind te ñoom dégluwuñu li ma wax yëpp ak li ma bind yëpp xam nga ñoom mënuñu wax ne tey vidéo yi ma def yëpp ak kii xam nañ ko kon mënuñu basé wu rek kon moom fi mu basé wu ba ne damaa tuumaal doomu jàmbur xam na ko est-ce que li ma ci wax dafa bari li ma ci bind dafa bari est-ce que benn phrase la jël fu mu ko jëlee Facebook la ko jëlee wala sama benn entretien kon loolu dafa wóor kon ci fiq sa waay loolu kenn waru cee mën a dox loo xam-xam nit ki am na loo xam ni mënoo cee jël turam di wax te moom waxu la nga wax ci place am kon vraiment nañ ma expliquer leneen mais ñu xamante ne au moins nga woo ma téléphone sax ne ma xoole imam ça va mais écoute xam naa ni affaire bi daal xaw na doy waar mais bon s'il te plaît tu me fais confiance am na lu ma ciy dox man soo ma waxee loolu daana la waaw doxal après tu me fais le compte rendu parce que tam du ma ne la rek doxal dem dama xam looy wax ak fooy mujjee mais loolu sax defuñ ko donc ñoom la ñu war a laaj seen démarche fu ñu ko teg mais démarche bi la preuve mooy ni mu mujjee baaxul su jaaroon yoon dina am barke ni mu mujjee baaxul parce que xoolal ñi ñaa ngi leen wax lu nekk man affaire bi tooñ nañ ma ci dooleel na presque ñële ñuy gën di gën a sànni ay seen loxo di wax la ñu wax ne am nañ courage wax ma ki am courage ne sa collègue imam dafa juum tooñ daamu jàmbur war nga am courage tam noonu na leen li ngeen nekkee ci réew mi jaaduwul et cetera donc démarche bi daal j'ai encore des problèmes pour comprendre lan moo ko lal dama benn anecdote dama ci waxtaan ak sama soxna mu ne ma rafetal njort ci ñoom rek ay kilifa lañ jàpp ne yéen ñëpp ci l'islam bi ngeen nekk war nañ gis mu jafe ñu jàpp ne xëy na jafe na ci yow ak temps beeg yooyu ñu dem xam nga mu rafetale ko noonu ma ne ko loolu sax mën na nekk ma ne ko mais yow dama lay laaj yow moo ko sama soxla ma ne ko xam nga yow doo faqi mu ne ma ne koy téere yi xaw ma ci lu bari ma ne ko waaw ma ne ko mais tey sa ñaari mbokk jàppante tey sa ñaari jarbaat mu ne ma ne la ñu woo la ne la dox ci looy def ma noppi rek looy def mu ne lu may def ma ne ko waaw mu ne dem déglu leen ma ne ko loolu rek laa ci soxla ma ne ko bu fekkee yow xam nga loolu ñii danañ ko xam ñoom ñi jàng téere yi mu ne ma waaw loolu nag xam naa dañuy juum rek kon d'accord njuumte la mais j'espère que njuumte la rek mais bu dee njuumte la boo xam tam coûté na ma cher trop ci sama wàllu moral. beneen bi aussi imam bi coow li tàmbalee ba ngeen gis mu sol t-shirt boobu est-ce que doonul woon gën tey ni ko Mame Matar defee yëkkati téléphone woo ay waajuram laaj ko lu waral parce que tamit coow li mën nañ ne tax na ñi xamul woon drapeau boobu tey Sénégal mën nañ ni late na fi xale yi doog a judd sax xam nañ ne lii kat drapeau bi drapeau waa LGBT la alors que ñun xamuñu ko woon. waaw dégg naa ñuy wax loolu dañ leen di defar publicité mais loolu pour man c'est un faux problème xam nga lu tax parce que loolu mi ngi ci réew mi di fi law ñëpp xam nañ ko association ñaari tur yooyu mi ngi fiy law léeg-léeg sax ñu bët def fi benn sabar wala dara nangam ak nangam kon loolu mi ngi fi ñu ngi jéem saa su ne di def ay loi di def ay propagande tey boo jëlee ambassadeur Pays-Bas boo jëlee Canada en particulier ils ont ce programme là dañuy woo ay député di leen wax na lii jàll ci université yi am na ñoo xam ñu ngi liggéey ci programme yooyu nan la ñuy fexee ba loi boobu jàll man am na lu leer lu ma ci xam donc le député Oumar Sy wax na ko fii nee na temps yi mu nekkul député actuellement bu mu nekkee ci mandat bële Pays-Bas convoqué nañ doon député yi wax leen que pour que ñu faire avancer le dossier kon loolu mi ngi fi xale yi koy def tamit am na ñoo xam ne xam nañ leen ci réew mi fii ci yu mel ne am na vidéo yi gisoo vidéo yi circulé ñu leen di may xaalis ak ñuy def yi kenn xamul ay xale yu bëri ñu ngi daw léegi Europe bu ñu bëggee am visa lu ñuy wax dañuy persécuté noonu kon loolu mi ngi ci réew mi am na ay njaboot yoo xam ne loolu mi ngi seen biir xam nañ ko ñu ngi koy jooy am na ñoo xam ne tey jii seen doom yu góor figé nañu topp ay milieu ay ñoo xam ne xam nañ ñan lañ donc loolu am na fi kon vraiment wax ne suñ ci noppi woon wala dem wax ak moom ndànk day tax du nekk benn solution parce que c'est un problème public moom lu tax mu def ko nii en public am na signe bu muy joxe ñun tam on va répondre en public pour que affaire bi nekk lu public xoolal ñu waxtaan ci mu leer naññ ku nekk féete fi ngay féete mais dem wax ko mu ne la noo dama juum nga génn après mu génnaat def beneen signe fekk moom signe bi mi ngi dox moom
nit ñi duñ ko mën interpréter man li ma def nii day permettre jeunes yi léegi ñu interpréter ko ku nekk def attention ñi nga xam ne dañ koy topp ndax musique am bu neex man duma expert musique ñu seen affaire la mais ñu mën a def attention ci yeneen message yi nga xam ni ça concerne ay pratiques yoo xam ni un jeune musulman une jeune musulmane mën na bëgg musique te fekk bañ na lële parce que xam ne diineem daf ko bañ kon pour man defaluñ ko benn publicité au contraire c'est une occasion de reparler de ce problème-là de façon claire ku nekk xam foo ci féete. voilà Imam suñu dernière question mooy est-ce que tamit jotul ngeen lëkkaloo ak këru diine yi pour que lii aussi ñu gën ci def ay waxtaan ndax nag dafa mel ni le mal est beaucoup plus profond que niñ ko yaakaaree. waaw le mal justement le mal est très profond moo tax ma wax ci sama benn page Facebook daal di nga suñu jógul léegi est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs ma ne leen en tout cas demain ce sera trop tard te boobaa dina doy waar de te alquran dafa wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa maytu leen fitna maanaam ay jafe-jafe yoo xam ni du yam ci tooñkat yi maanaam ñi bàkkaar ñu seetaan leen lay ñëw ci duma yàlla ak ay feebar ak ay guerre ak yàlla nañ ci yàlla musal ay yu kenn xamul loolu mooy fitna dafa ñëw parce que ña doon tooñ dañ leen a seetaan te tey boo seetee majorité Sénégal waxatuma la sax kilifa diine yi ak imaam yi majorité Sénégal yi bëgguñu lii waaye ñu ngi seetaan kilifa diine moom taxul ñuy wax kilifa diine imaam yi moom taxul ñuy wax ñoom ñoo fi gën a taxaw ci loolu boo gisee Macky Sall amoon fitu taxaw ci Obama benn Macky Sall ak Sénégal ce Sénégal pauvre la kooku sañ na taxaw ci kanamu Obama naan ko maa bañ mënuloo ma dara dañ koo fital imaam yi oustaz ñun ñoo ko fitaloon ne ko ko nangul loolu de ba léegi ñun ñoo ci topp di wax référendum bi gis nga ba ñu ko yëkkatee ñan ñoo wax dañoo demoon ci kilifa diine yëpp wax xoolal la preuve par exemple Touba en particulier dañ ci jëloon position bu dëgër loolu taxoon na sax Macky Sall perdre ay voix yu bëri foofu parce que dañoo gëmloo woon murid yi que ni nouveau droit boobu day dugal loolu kon ñun jóg nañ ci de mais bien sûr fi mu nekk ni ñu ngi ci loolu dimanche incha allah aéroport mosquée INSEP y aura un grand rassemblement boo xam ne représentant chef religieux dinañ ñëw ak association islamique foofu la Abdou Aziz Dabakh ñëwee woon di wax ci affaire franc-maçon bay jooy maa ngi toog c'était en 80 xam maa ngi toog muy wax bay jooy ne ñooñu ku ngeen ci xàmmee bu mu nekk imam ci jàkka yi bu faatoo bu leen ko jullee bu leen ko may soxna bu leen fa ñaan soxna bay jooy loolu ça fait dans kon yàgg nañ ci xeex de seulement ñoom tam day jékki-jékki ñun na bëgg agenda bi suñu demee ba gis ne xaw na propice ñu dugalaat ko suñu gisee ni par exemple président bi ñu am bañ na loolu carrément ñu bàyyi suñu amee beneen élection beneen président ñëw bu gën a bëgg loolu ñu dugal kon loolu ñun tamit il faut pas que ñu reprocher ñu ne yéen defu leen dara wala da ngeen nooy parce que affaire bi yombul aussi de waaw ñaareel bi tamit yombul da nga foog ne man li may def nii dafa yomb man fi mu nekk nii man je suis consultant en environnement et en économie solidaire mais yaakaar na fi mu nekk nii fu nekk dinaa fa mën a dugg ñu yombalal ma dara nit ñi itam dañuy fàtte loolu waxuma ko sax pour ñu yërëm ma mais dama leen bëgg a wax rek ni combat bu metti la et que ñoom déjà dañoo am fu ñu téye àddina bi déjà gis nga kon xeex bi yombul mais dinañ ci def suñu wàll mais incha allah fan yi di nga gis vraie mobilisation bi di nga gis tam message yoo xam ni day jóge ci tous les foyers religieux ak toutes les associations islamiques. ñu lay jaajëfal imam. jaajëf bonne journée. voilà lii lañ leen indiloon ci suñu enquête sur dem ci wàllu actualité coowal Wally Seck t-shirt boobu ci diggante médiation bi amoon ak Imam Kanté sortie bu mu def ñu leen di dig daje ci beneen numéro enquête sur ci enquête 221.com.